nag dañu leen xañ seen kàddu parce que ñun question préalable yi nga xam ne moom lañ doon laaj assemblée nationale article 74 may ñu ko dañoo bañ ni kenn du laaj question préalable bi ñu joxee Toussaint mu wax nangootuñu keneen wax bi leen Toussaint waxee nag ñu xam ne amuñu tontu li leen Toussaint laaj nangootuñu jox parce que xam nañ ni ñi préparé nañ seen séance door a ñëw looloo tax ñu daw nanguwuñ ñoo jox parole ñu évoqué article 75 muy motion préjudicielle ñu bañ bu boobaa nag non seulement député yi décidé nañu génn mais sans consulter Ousmane Sonko nee nañu carnage bi duñ ci livrer seen collègue. taw moom mooy forfaiture dëgg la ñu gis droit wu Ousmane Sonko moom respecté wuñu ko justice amul règlement intérieur respecté wuñu ko li ñu gis fii métti na lool ndaxte justice dafa am solo ci réew te une institution comme Assemblée nationale du fu ñu war a jalgatee yoon mais fii ñu ootee ji pour participer ou valider benn forfaiture boo xam ni justice def na ko soo gisee suma collègue li ñu wax mooy réquisitoire introductif bu joxoñ X yónnee ko procureur maanaam procureur yónnee ko juge d'instruction mu def tour bi ba eggaat fii ñuy demander lever immunité parlementaire je dis am na loo xam ne ñoom waroon nañ ko liggéey ñu ko waruñu woon wax X yabel la manque respect la de la démocratie et de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko est un père de famille. Ousmane Sonko est un Sénégalais. Ousmane Sonko a des sensibilités. Il a sa dignité. keneen nu mu amee dignité am keneen ni ñu war a protéger di ko tette di ko encadrer pour ñu mën a protéger droit am noonu la ñu war a tamit protéger les droits donc d'un député tel que Ousmane Sonko. loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci Moustapha Guirassy ak kii di Soxna Aïda Mbodj. Abdoulaye Wilane ab député fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar député opposition bi jàppale wu ñu kii di Ousmane Sonko yoon wi ñu jël daal nañ jàppale du yoon wu gën ci moom Abdoulaye Wilane ñu teewlu ko ba tey ci micro Abdou Khoudous Diallo. dañuy wuruj dañuy ruube loolu mooy naam ñoo joxe seen i tur kenn sax forcé wu leen le 8 ils ont dit balaa ngoon danañ joxe ñaari le 8 Fatou Ndiaye rek lañ dugaloon tey ñi gindi Fatou Ndiaye seen coxore bopp dugal Mamadou Bamba Abdoulaye Dièye indi seen ñaar dugal ko ba noppi ñu wote ñi xam ne ratification la ñu génn di coow loolu du wàllu nit ko baax. lever immunité parlementaire ni ko loi bi waxee tekkiwul ne kii amul présomption d'innocence ou bien présomption de culpabilité pesé ci moom dañoo bëgg rek dëgg feeñ. waa ñoom dañ ne plainte nit nag bu ne su fekk dindiwuñ sama lever immunité parlementaire du ma waxtaan ak enquête kat bi waaye suñ ko lever 5 minutes après ma dem wuy ji waaye kon kay ki ragal a fanaan moom kenn ci biir néeg ak ki ragal a fanaan ci biti buñ dajee ci biir néeg tëjal bunti waru leen boole. en tout cas man wama shahidna illa bima alimna président assemblée nationale ak présidente commission des lois leeral nañ fii ne plainte bi liñ jot dañoo sakku nommément ñu lever immunité parlementaire du député Ousmane Sonko ndax da leen a sowal ci l'enquête bi ñu def loolu dañ la xamal. mu nga ko loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Abdoulaye Wilane kon ñu jàpp ne am ndaje moom la ñu doon amal suba tey jii mu dajale woon kon mboolem député yi ndaje mi kon aw huis clos la woon maanaam ñoom kese ñoo ko seqoon may ñu woon taskati xibaar yi jotee fa lañ fa doon waxtaanee rek mooy jéem a installé commission ad hoc bi nga xam ne ni moo war a déglu député Ousmane Sonko nañ jàpp ne kon lu toll ci fukki ndaw ak benn ñoo ko fas yéene seq juróom-ñett yi ñu ngi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñaar ñi groupe parlementaire liberté et démocratie kenn ki moom ab non inscrit la ñu wëy ba tey ci wàllu politique opération jàpp bi suñu takk der yi jógtee fan yi mu soxal militant Pastef yi jur na aw waxtaan tey ci réew mi li rawatina ci ëttu yëglekaay yi Abdoulaye Mbow ak Ibrahima Bakhoum ñoom ñëpp di ay taskatu xibaar ne opération bi daal du def lu dul yokk joote Sénégal ak fi mu toll tey war nañoo tal leneen lu dul di yee fitna Serigne Gueye Mami Kanté reportage. waaw ñun dañu gis ne depuis bi président joxee ndigal ba léegi gis nañ ne ministre bi deful benn effort. yàggul dara dañu gis benn dellu siwaat incha allah rabi ci élément boobu la ci kanam tuuti Sénégal di dalloo ci ngoonu tey jii ñaar téeméeri junniy dose de vaccin bàyyeekoo ci réewum Chine cérémonie bi kon ma ngay amee ci aéroport Blaise Diagne bu Diass ci teewaayu njiité réew Macky Sall lu jëm nag ci vaccin boobule soxna Mamou Diaby Gassama amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko.
jiital réewuk Macky Sall daal di jox ña nga xamante ne ñoom ñoo ngànk ministère bi ñu dénk lépp lu ñeel wàllub wéegu yaram ngir ñu amal ab urgence ba jot vaccin ba nga xamante ne moom mooy xeex coronavirus naka noonu alarba ji ay gulet dose vaccin bi xeex mbas mile dana fi teeru gulet loo Sinovac ba nga xamante ne moo fi war a ñëw mi ngi tollook 200,000 dose bool ci sax nee nañu téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yu toftal juróom-ñeent nag moo nekk ab efficacité ma maanaam am na ab jeexital bu mucc ayib ngir xeex coronavirus bi Sénégal nag di ko jëndee ci lu ëpp 2 milliards ci suñu koppar ñi daal di ko defar ca laboratoire Sinovac te nekk foofu ca Pékin bi le sërëm am na ci askan wi nga xamante ne jot nañ ci vacciné li mais sax mi ngi doon tàmbale ni ki weerub juillet naka noonu am na ci ña nga xamante ne am nañ ci ab sikki sakka ci bile vaccin maanaam seen xel tey na ci ba léegi si ni ñenn ci ay réew ñoom sërëm chinois bi nag taxu leen yëngal waaye am na ci réew ya nga xamante ne donte sax nee nañu am na ab absence résultat officiel phase 3 ñoom jot nañ ci vacciné seeni askan buñ sukkandikoo ci ay xabaar Coronavax am na ab jeexital bu mucc ayib ba ci 91,25%, 78%, 65,3% wala sax 50,38% ci critique ya nga xamante ne moom la ñuy jëmale ci bile vaccin laboratoire chinois bi nag jot na ci tontu mu daal di weddi bépp xalaat yu ñaaw ya nga xamante ne jëmale nañ ko ci bile vaccin bu ñu sukkandikoo ci laboratoire bi vaccin bi efficacité nag mën na dem ba 100% jëmale ko xeex jàngoro ya nga xamante ne dañoo am doole fii ci Sénégal ña nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wi jot nañ àddune am na ab examen ba nga xamante ne jëmale nañ ko ci bépp candidat yi taxaw ci wàllu vaccin bi boole ci sax di waajal ab campagne nationale de vaccination fii ci mim réew. jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ñu ngi lay sant di la gërëm docteur Moussa Thior ne loolu xibaar bu neex la muy xadaal ci jëwriñ ji dénk wàllu santé ci nguur gi mooy daal mu xoolaat communication bu laajee sax mu dajale mboolem doomu aadama yi ne ànduñ ci vaccin boobulee ñu toog waxtaan te xam ne réew amul ñàkk waxtaan rek am docteur Moussa Thior ñu teewlu ko ci téléphone Issa Tine. dina wàññi bu baax li nga xam ne moom la ñuy woowee cas grave ndax xam nga ne cas grave yi moom mooy indi ñi nga xam ne ñoom ñooy faatu ci feebar donc njumtukaay la boo xam ne day ñëw pour mottali li nga xam ne doon na ko def ci wàllu xeex bi donc pour man wax dëgg yàlla nouvelle bu neex la sama xel dal na parce que xam nga vaccin yi dañoo bari teewute vaccin yi dafa am benn vaccin boo xam ne dañu koy wooye vaccin à ARN vaccin boobu dafa am technologie bu bees bu mu doon indi ma waxoon ca weer yi lu ñu génn ne man de boobu dalul sama xel ndax dafa nekk loo xam ne lu bees la ñun xamuñu ko donc war nañ cee tey waaye vaccin chinois bi ak vaccin russe bi ni ñuy daan defaree vaccin yi ni ñu ko xamee woon noonu lañ ko defaree te saytu nañ ko ba xool xam ne vaccin bu am efficacité la donc bu ma déggee ni gouvernement Sénégal commandé na vaccin chinois bi dama leen di féliciter dama leen di jaajëfal tamit non seulement man dinaa ko nangu mais dinaa def sax campagne pour nit ñi vacciné wu ci incha allah affaire bi waxtaan la rek gis nga boo jàppee ne maanaam ñii dañoo contre non kenn contre fi nit ñi dañuy wax li nga xam ne moom la ñu xam ci seen xam-xam ak li nga xam ne moom la xam-xam mais boo boolee ñëpp ñi nga xam ne dañu ne moom d'accorduñ ci ñooñu ñu ci d'accordul wax na lu tax d'accorduñ ci soo indee tontu ci li tax d'accorduñu ñooñu ñëpp non seulement dañuy jàppale fait politique mais dañuy def sax campagne pour nit ñi vacciné mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci docteur Moussa Thior bu dee Dame Mbodj moom dafa toj ba mu romb ba mu mokk rombax 200 dose de vaccin yi nga xam ne ni nguurug Sénégal war na ko dalloo ci ngoonu tey jilee bu bàyyee ko fële ci Chine moom mi njiital collectif non au vaccin maa ngay woo askan wi ngir ñu tey ci ñàkk yi le ndax dafa bari loolu lu ci leerut Dame Mbodj ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. fa ñu taxawoon ba léegi fa la ñuy taxaw bi Sénégal taxawee ni dafa bokk COVAX di layam yi wax ni ñoom dañuy jël bi nga xam ne moom la OMS homologué lu leer lañ leen wax ñun d'accord ci vaccin yi de manière générale mais surtout vaccin yi nga xam ni ñi ngi ko defar ci loo xam ni méthode bu bees la ARN messager nga xam ne moom la Moderna def ak Pfizer ñun leen loolu moom buñ ko sax xalaat parce que ñun duñu changer suñuy gène parce que ni ñu suñu borom bindee ñun waruñoo nangu kenn duñu ko soppi tey ADN nit moo ko moom kenn amul droit di ko soppi ñun d'accord ci tey d'accord ci ëllëg te duñu nangu benn sénégalais di vacciné wu ci xeetu ñàkk yoo xam ni dañ koo def ci méthode boobu mës a am ci adduna bi ci ay mala rek lañ ko mës a def kon nag ñoom bu ñu ñëwee tey ñu ni dañuy andi ay vaccin yoo xam ni ñu ngi ko jëlee Chine ñu ni ñun boobu dañ ciy tey li ñuy def rek mooy d'abord wax médecins yi ni nañ jël seen responsabilité parce que état bi jaruñoo wóolu parce que ñoom dañ ne woon dañ leen di may tey nee nañ ñoom ñoo jënd parce que nee nañ 2 milliards lañ ci def yu teg kon jàpp naa ni koo xam ne bu waxee tey bu subaa mu dindi ko wax leneen kooku soo ko wóoloo doo am foo ko teg kon nag ñun sénégalais li ñu leen di waxoon lañ leen di kon ne wax kana ñu tey ci ñàkk yi parce que ñàkk yi li ci wóorul bari na li ci leerul bari na te ñii nga xam ne ñoom ñoo ko yore tam ñun wóoluwuñu leen
Dame Mbodj. Sénégal nag bu ñu deful ndànk dina yegg ci baaru junni doomu aadama yi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan ci mbas mi li ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari test yi jot a amal démb ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci dellu si amee feebar bi li juróom-ñeent fukk ak juróom yi di ay cas contact ñaar téeméer yi di ay cas communautaire juróom-benn fukk ak ñett ña nga tëdd laal hôpital ñuy sauvé juróom-ñeent ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent doomu aadama yi nga xam ne ni mbas mi faat na leen ba mu duggee ci réew meek léegi. wax naa ko sànq ci biir xibaar yi opération jàpp bi suñu takk der yi jógtee fan yi mu soxal militant parti Pastef yi jur na ak waxtaan tey ci réew mi rawatina ci ëttu yëglekaay yi Abdoulaye Mbow Ibrahima Bakhoum ñoom ñëpp di ay taskati xibaar ne opération bi di def lu dul yokk jotee Sénégal ak fi mu toll tey war nañoo tal leneen lu dul di yee fitna Serigne Gueye Mami Kanté reportage. ay jàpp yu ñu nemmeeku ci ñi bokk ci parti bi di Pastef gannaaw manifeste yi amoon juróom-ñetti fan ci weeru février ana luy jubluwaayam di ab laaj bu rédacteur en chef bu quotidien bi di Tribune Abdoulaye Mbow daal di sampu. gis nga ni ñu bari ñu ngi leen di jàpp am na ay gune yoo xam ne jàppoon leen bàyyi leen ñoom seen bopp sax wax nañ leen ni métital nañ leen wax nañu ni sax ni laaj na leen daanaka ban xeet nga bokkatoo yëpp warul ba tax na jamono yu toll bu si mujj sax Birame Souleye Diop. jàpp yooyee lu ñu waroon a séentu la bu ñu sukkandikoo ci journaliste bii di Ibrahima Bakhoum. jàpp bi mënu loon ñàkk li tax mënut a ñàkk mooy ginnaaw yëngatu am na jàppante am na yàq am na. état mënut a toog rek jàpp ay loo xam ne. Ablaye Mbow di delsi di njortu ne yooyu ñuy jàpp ñu bokk ci parti bii di Pastef lu def lu dul yokk joote ji nga xam ni tàmbali na keroog ba affaire Sweet Beauty bi jibeeg léegi. yëpp damay jàpp ni jaru ko si jamono ñuy toll léegi am na defe naa ne jamono ji mooy xool effectivement naka la ñu war a mën a jubale. muy ak jàpp gu nu mën a jàppee ak xupp gu yemul rek ci waa parti bii di Pastef waaye ci mboolem parti yi nekk ci kujje gi. yëfi naa gi foo xam ne dootul nekk waa Kër Sonko rek maanaam yeneen parti politique yi dañuy yeewaale parce que le problème bu fàttali na opposition bu ñu nee dafay nelaw am na luy agsi dafay eeyandoor ñëpp bu eeyandooree ñëpp indi ay jafe-jafe mooy Macky Sall da ko maytu. jàppeeg ma tey wala ab fàggandiku laaj bi daal di sampu gannaaw ba ñu jàppee ñu bëri ci membre yi parti bii di Pastef di bopp Ousmane Sonko bu ñenn si ñii ñu sàkku seen xalaatee ne du jàppeeg dara ñeneen ñi ñoom jàpp ne jubluwaay gi mooy ab xuppee. jërëjëf Serigne Gueye fexe ba xale yi bu ci nekk kon am ci loo jàpp loolu yi mooy yitteel Modou Fall moom mi nga xam ne ni moo jiite banqaas bi toppatoo wàllu xëyum ndaw ñi lee tànk nemmeeku yi mu doon amal foofee ci diwaanu Sédhiou occasion la woon mu daal di woo kon ndaw ñi ñu gën a jege ci seen service yi ngir daal ñu mën a jote ci yenn xibaar yi tax kon ñu mën a tàggali ko ñàkkum liggéey dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. ginnaaw nguur Sénégal dafa jël benn bataaxal bi nga xamante ne dafa taxaw tembe lépp lu muy def ci kaw dina koy def ci suuf tax na ki nga xamante ne mooy directeur de l'emploi am na structure boo xam ne jot na ko taxawal Sédhiou ngir jàppale ndaw yi nga xam ne ñu ngi utum liggéey. ci kaw loolu nee na tamit ñàkkum liggéey ndaw yi pour que ñu mun ko gën a xeex il faut gën leen jege gën a xam seen xarañte ak seen pas-pas waaye tamit jot na yokkal ndaw yi ne que ñaari structures yooyu mooy mission locale ak centre d'incubation war nañ koo jege pour gën ci am ay information. tukki nemmeeku bu mu am fii ci Sénégal ci mu ngi installé ci région bu ne li nga xamante mooy structure ak centre d'incubation nee na daal jot na yëkkati ay kaddu jëmale ko ci ndaw yi nee nañ tamit am benn fa am passe-passe di def ay entrepreneuriat waaye tamit di gën a jege structure xam lu xew. soxla nga ay information yu jëm ci wàllu emploi rek boo fi ñëwee dañ fa fekk suñu ay agent yoo xamante ni donc danañ la mën a accueillir jox la le maximum d'information pour que liggéey nekk loo xamante ni lu yomb la ci yow.
jërëjëf Lamine Bayo ñu ngi lay sant di la gërëm bu amee ñuy samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci Sénégal la ñu bokk waa déet ñoom ñooy askan bu dëkkee fële ci diwaanu Pakaaw juróomi commune yi seq dëkk ba amul benn bu ci am courant muy lu metti lool yóbbee Nadia Sané ab député la fekk baax ci tund wa yéegi ay kàddoom kon di sàkko ci kilifa yi rawatina njiité réew Macky Sall ngir mu jubbanti injustice bu ni mel Nadia Sané ñu teewlu ko ci micro Lamine Bayo. c'est le moment sax di lancer waat appel ne courant Pakaaw bi nañ ñu ci jàppale loo am yéene loo am yéene def fa dara bu dee machine yi ñu la jox courant moo koy doxal te amul courant xam nga ne machine boobu bu ñëwee du am njëriñ laa ñu ngi ñëx waxaat ministre sortant de l'énergie jëloon na langue ak population yi ne dina ci jàpp ba courant ñëw am na ministre bu bees bu ñëw Gladima madame Gladima ñu ngi lancer vraiment un appel na def clin d'œil Pakaaw mu def électrification bi na taxaw loolu bu taxawee am na ñu bëri ñu suñuy nit yu nekk diaspora bëgg nañu jàpp ci combat bi ngeen ñu ciy jàppee lépp amul courant machine yëpp courant moo koy doxal am na yoo xam ne du panneau solaire bi du ko mën a yóbbu il faut que ñu jox ñu haute tension bi ñu wàcc mënul tiim dëkk bi te du wàcc na haute tension bi wàcc ak si Pakaaw am courant bu ko defee lu waay yéene doomu Pakaaw yi ñu ngi ci diaspora bi ñëpp mën a indi seen yéene ñu jënd ay appareil amaana sax duñ leen sonnalati ci yu bëri ndax ñoom doom yi pare nañu indi mais nu mu amulee courant mooy problème. benn baat ci wàllu diine tey ji la mercredi décembre muy àndala bay doomu taal muy bés bu am solo di mandargal ndorteelu koor suñu mbokk chrétien yi lée bésu tey ji sax kilifa yi nga ak jàng bi dañoo tànn kon def ko mu doon bésu ñaan bésu tub daal ñaan yàlla ngir mbas mi di Covid 19 jógee fi ba faw Abbé Birandour mooy curé église Saint-Paul bu Grand Yoff am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Isatine. atum ren gi xam nañu ne mbas mi lee dafa lëmbe àdduna si te ata ngi nii sax mu nekk fii Sénégal dal fii samp ndëndëm te gis nañu ne loraang bu jéggi dayoo àndaaleel rawatina ci mag ñi looloo waral atum ren ji dinañ ko dund di moytandiku doon lawalkat wala doon ka nga xamante ne doomu jàngoro bi dina ko lor ci wàllu googu nag la ko jiitu mooy ñaan tuub dëgg dellu ci borom bi suñu yàlla moo tax suñuy jiit kilifay diine yi suñuy yoon di suñuy monseigneur yi dañoo digal bésu tey jile ni ki bésu ñaan ngir mbas mi jóge fi ni ki bésu tuub dellu si ci borom bi suñu yàlla ngir mbas mi jóge fi ni ki bésu jàppalante suñu biir séddoog miskin yi loolu yëpp di ay jëf yoo xamante ne jëfu koor la waaye ñu gën ko jagleel gën a góorgóorlu ngir borom bi suñu yàlla dégg suñuy yuuxu ci moom te mun ñoo musal ci mbas mi le bu weesoo loolu tàmm nañu li nga xamante ni moom mooy geste barrière yi ñuy daan def takk masque bi dangalante bi li nga xamante ne mooy raxas suñu loxo yi ba ñu set di jëfandikoo gel hydroalcoolique yi loolu yëpp tàmmoon nañu ko ñu yokk ci nag ci wàll gi di ñaan suñuy njiituy jàngu yi ñuy fexe ba lépp li nga xamante ne mën nañu ko def ñu def seen kent kattan ngir ñu gën a mën a fësal gën a mën a siwal li nga xamante ne mooy célébration yi ndax te xam nañ ne koor gi nit ñi dañuy bëri di ñëw ci ñaanukaay yi ñu gën ko siwal